leen ak jàmm ci Leral TV Leral.net njàngatu tey jii nag ñu ngi ko jagleel li ñuy wax TER train express régional bu nekk fii ci Ndakaaru bu war a daw ci fan yile waaye tamit ay laaj yu samp yi nga xamante ne sénégalais yi ñu ngi koy daal di laaj te amuñ ci ab ton Leral TV Leral.net def ci ab njàngat te laaj gu samp gu njëkk ja muy ñaata la jar ci topp kan moo ko fay wala kan mooy fay ci topp mooy ana yan entreprise sénégalaise yi nekk fii ci réew mi yi nga xamante ne bokk nañ ci mbir mi entreprise yooya dañoo nekk sous-traitant wala dañ cee bokk directement ñaata sénégalais ñoo daal di liggéey ci projet bi lee loolu itamit naka la filiale SNCF mën a jëfandikoo sénégalais yi moom dañoo amul expérience bi dëgg la itamit lu tax créé wuñu ab société mixte tax ñu daal di càmbar ab société Sénégal bi nga xamante ne dafay recruter ay experts yu jóge sax bitim réew laaj gu am solo mooy ndax ñi nga xamante ne dañoo nangu seen i dëkkuwaay wala seen i bërëb ci TER gi ndax fay nañ leen maanaam ndax dédommagé nañ leen ak yooyu yëpp nag directeur de SENTER SA yi Abdou Nene Sall moom nag moo daal di indi ab tontu ci mbir ma ay tontam ab crédit bi nga xamante ne toll rek ci 2% at bu jot la ñuy daal di joxe ci diiru ñaari fukk ak juróomi at ca loola alal gi nag ñu ngi ko daal di xaymaa comme ni mel ñeenti ay pàcc yi nga xamante ne daal nañ ko indi ba mu toll somme bi nga xamante ne soxla nañ ko ngir rek mën a doxal TER bi comme ni mu ko waree. ca loola mbir mi nag nii la daal di feccoo li ñuy woowee BID maanaam BID génnee ci lu toll ci 197 milliards BAD génnee ci lu toll ci 120 milliards France Total génnee ci lu toll ci 196,6 milliards. AFD génnee ci lu toll ci 65 milliards Trésor génnee ci lu toll ci 53,6 milliards appui budgétaire génnee ci lu toll ci 65 milliards ak BPI génnee ci lu toll ci 13 milliards ca loolu yëpp nag Sénégal daal di àggale li ci des maanaam rek daal di complété ni mel waaye laaj yu samp ñaata lay jar lan mooy kuuba buñ ko daal di comparé ak TER bi waaye loolu yëpp daal ay tontu yi nga xamante ne daal nañ ko indi ndax TER bi mu ngi ñu dikkee ci lu toll ci 780 milliards de francs CFA hors taxe hors douane maanaam rek buñ ko daal di xaymaa mu ngi toll ci 76 milliards ci suñu koppar ca loola ab 10 milliards bi ñu daal di dégager ngir rek daal mën a gunge yenn entreprise yu nekk fii ci Sénégal ci mbiru projets sociaux waaye ñi nga xamante ne ñoom dañuy daal di tëkkale TER sénégalais bi ak TGV bu nekk fële ca Nigéria ñoom nag dañoo réere mbir ndax TGV bu nekk ci Nigéria moom nag mu ngi daw rek ci lu toll ci 187 kilomètres ci benn voie maanaam rek ci benn yoon unique ci ab lu ñuy woowee race électrique amul benn ouvrage te vitesse su TGV boobu mu ngi toll rek ci 137 kilomètres à l'heure te nekkul bi mode maanaam rek bëriwul ay xarala comme niñ ko amee TER gi te TER Sénégal gii mu ngi daw ci lu toll ci 160 kilomètres à l'heure ci ñaari voie standard maanaam rek daal mën nañ koo féewale ci loola ak voie métrique bi nga xamante ne mi ngi toll ci 36 kilomètres ci yoon bu ne te loola ci 108 kilomètres dañ ko daal di defar ci biir ville bi maanaam rek daal ci biir dëkk bi lañ ko daal di defaree ci lu toll rek ci 108 kilomètres ca loola mën nañ cee jàngataat ay kër yi ñuy daal di jël ay mbedd yu ñuy daal di tëj ay marché yu ñuy daal di occupé ak yeneen ndax ci dolli ci lu toll ci 14 gares ak ay pont yu bari ki pasaxelam yu ñuy daal di defar waaye TER gii dafa nekk itamit bi mode maanaam rek dafa bëri ay option et tey tamit mu doon électrique ak diesel moom nag moo gën a sophistiqué junni yoon gën koo moderne TGV bu nekk fële ci Nigéria beneen laaj gi ana yan entreprise sénégalaise yu daal di impliqué ci mbir ma maanaam rek yu ci daal di dugal seen loxo tontu gi mooy am nay entreprise yi nga xamante ne daal nañ ci dugg te lu cor rek ci 4 grandes entreprises sénégalaises yu nekk fii daal di nañ dugg ci mbir ma ci liggéeyu TER gi mën nañ ci lim CSE Getran CDE Eiffage Sénégal ak Sertem te itamit rax ci dolli am na yeneen entreprise yu ndaw maanaam rek ay PME yi nga xamante ñu ngi fii ci local daal di ci dugal seen loxo ci ay transport matériel ay ciment suuf garawaay ay weñ ak ni mel yooyu nag entreprise yu nekk fii ci réew mi ñoom ñoo ko daal di indi lu ëpp solo ci loola mooy trajet Diamniadio Dakar bii ñu ko daal di defar muy ñi nga xamante ne ñu ngi fii ci Sénégal ay ouvrier yu nekk fii ay techniciens ak ingénieurs sénégalais ñoom ñoo daal di defar ni mel te itamit daal di nañ ci jàng lool mu nekk rek seen njëlbeenu expérience fii ci mim réew te itamit beneen laaj bi muy ana ñaata sénégalais ñoo daal di liggéey ci projet bi lee tontu wi le mooy ci lu toll ci 8511
emplois yi nga xamante ne daal lañ leen jël ngir rek daal ñu daal di construire terre bi lee ak lan ak li nga xamante ne mooy 1000 emplois direct bi nga xamante ne daal lañ leen jël déjà ngir rek daal ñu mën a càmbar terre bi lee ak yeneen liggéey yi nga xamante rek daal nañ ko def ci ay section ay régulation ak ni mel ngir rek daal ñu mën a amal liggéey bi comme ni mu ko waree ci loola jot nañ ci lu toll rek ci 68 500 CV yi nga xamante ne daal nañ ko envoyé ñu daal di ci jël 2000 emplois indirects ngir ay services annexes yi ñuy daal di amal hors trafic. ci lu ñu mën a sukkandikoo ci ay exemple muy ci lu toll ci 895 doomu aadama yi nga xamante ne daal di lañ leen jël ngir rek daal ñu mën a càmbar ni mel ci at bu njëkk wa ci dolli ci lu toll rek ci 521 personnes yi nga xamante ne jël nañ leen ci direction marketing ak service à voyageurs ca loola lu toll rek 118 personnes yi nga xamante ne itamit ñu ngi nekk ci infrastructure neuve yi maanaam yu bees ya te itamit 52 personnes yi nga xamante ne ñu ngi DRH te 11 ci ñoom ñu ngi développement RH nag depuis bi ñu ko commencé ba tey am na benn site bi nga xamante ne dañ ko daal di ibbi rek ngir képp koo xamante ne da ngaa bëgg a déposer sa CV ngir rek liggéey ci TER bi maanaam train express régional bi da ngay daal di dem ci site ba ak sa CV ak sa lettre motivation ci adresse bi recrutement@senter.sn am dépôt bi numérique lay doon tey tamit ñu bari tamit di laaj lu tax filiale de la SNCF ñoom nag ana naka lañu mën a exploiter ouvrage sénégalais maanaam rek li nga xamante ne sénégalais ñoo ko moom lu tax wala sax xanaa sénégalais yi dañu amul compétence ni mel itamit bu fekkee loolu am na lu tax sax daal di wuñu créer ab société mixte bi nga xamante ne sénégalais yi ñoo koy jiite ba noppi itamit mën nañ sax jël ay experts wala ay ingénieurs yi nga xamante ne ñu ngi jóge bitim réew lu ci ëpp solo est-ce que impacté yi dañ leen a dédommagé maanaam rek ñi nga xamante ne dañoo nangu woon seen i kër wala seen dëkkuwaay wala sax seen i mbedd ndax joxaat nañ leen li nga xamante ne moom la ñu waruloon ak nguur gi ca loola ana kañ maanaam ban date la exploitation bi di démarrer maanaam rek TER gi ana ban date lay commencer ca loola gannaaw rek daal gi ñu doon lancé train express régional gi muy TER njiitu réew mi nag daal dina woon ni jëlal ay kàddu yi nga xamante ne jëmale ko ci ni mel mu ne train express régional bi maanaam rek TER nekkul rek daal dem beeg dikk bi moo ko ñor wala sax mu gaawal ni mel waaye dafa nekk loo xamante ne dañ ko daal di soxla ngir rek vitesse am ak modernité am loolu sax daa bokkoon ci ay ponk yi nga xamante ne moom lañ daal di lancé appel d'offre googa te appel d'offre international googu amoon na rek ci lu toll ci 65 entreprises yu mag yi nga xamante ne ñu ngi ci àdduna bi lu daal mu ngi ko xamalee ci ab lancement train googa waaye tamit projet gi nga xamante ne rek moom moo daal di financé ni mel mu ngi toll ci 780 milliards ci suñuy koppar ci ay délais yu ñu daal di lim te am na laaj yi nga xamante ne ñëpp a koy laaj oui train express régional bi ana kañ lay daw njiitu réew mi nag indi ci ay leeral nee na ñëpp nag bëgg nañ train bii di daw ndax dañ ko yàqamti te ñëpp nag bëgg a voyager ci loola ay foog daal ñu jël ay dispositifs sécuritaires maanaam rek daal sécurité bi mën a àddu ci lépp lu soxal TER bi tamit sûreté et d'exploitation de la ligne du TER li nga xamante rek daal mooy yooni am sécurité gi nga xamante ne nit ñi sax ci seen bopp kenn du ci mën a am lor ndax TER bi bëri na doole goo xamante ne courant gi muy yóbbu ki mu laal maara day taali ndax tamit ñu jël ay fan yi nga xamante ne dañuy def pré-exploitation maanaam rek daal ñu commencé di ko dawal xool ana yan impact lay am ci askan wi loolu tamit ne woon na bu fekkee neex na suñu borom balaa rek daal 2021 bi di jeex dinañ daal di inaugurer li nga xamante ne mooy TER bi ba mu daal di commencé rek trajet diggante Dakar ak Diamniadio pour 1000 personnes yi nga xamante ne dañ leen daal di recruter rek daal ngir exploitation TER bi ci lu toll ci 984 ñoom ay sénégalais lañ 16 dong rek ñoom ñoo leen rax maanaam rek daal ay expatriés lañ te tamit bépp infrastructure bi nga xamante ne TER gi moom moo ko daal di moomal boppam dañ ko daal di gérer ci ay société nationale de patrimoine yi SENTER maanaam rek daal société SENTER bi moom maa daal di signer ab contrat de gestion muy sous-traitance de l'exploitation et de la maintenance à la société SENTER ca loola conduite googu nag dañ koy daal di négocier ci ab contrat bi nga xamante ne muy contrat d'exploitation ngir rek daal TER bi mën a doxee comme ni mu ko waree loolu nag ci modalité yooyu day rek permettre li nga xamante ne mooy SENTER di rek jël totalité recettes yi nga xamante ne rek daal TER gi daf koy daal di fournir lu ñu mën a xaar ci loola mooy ab charge gi nga xamante ne moom dana ko daal di antu rek ci ab niveau de numérisation des services exploitation bi nga xamante ne ay entreprises privées ñoo koy daal di fournir état wu Sénégal nag moom nag daal actionnaire la à hauteur de 100% capitalu SENTER société de patrimoine que ci lu toll ci 34% capitalu SENTER muy société d'exploitation yu am foofu nag état du Sénégal ñu ngi ko daal di jox rek ñi nga
xamante ne ñooy ñetti administrateur ñu nekk ci conseil administration de SETER mbirum avancement technique et financier depuis rek daal le 15 novembre 2021 kii bi daal xamante ne mooy phase 1 bi évalué nañ ko ci lu toll ci 99% maanaam rek daal totalité bi daal na am gaar yu bëri daal dinañ leen a defal à l'exception gaar bi nga xamante ne moom moo nekk ca Diamniadio ca Thiaroye ca Kër Mbaye Fall waaye nag fële ca marché Thiaroye foofu nag l'OM1 infrastructure ak l'OM2 installation maanaam rek daal sécuritaire ak énergie googa daanaka antu na ci yoonu l'OM3 voie métrique booba maanaam pare na la responsable yooyu nag ba tey ji indemniser wu ñun maanaam rek joxuñu ay ndàmpaay rek ngir daal li nga xamante ne mooy dégradation projet googa lu ñeel gaara Diamniadio googu entreprise turque Souma moom daal dafa daal di jëlaat rek li nga xamante ne mooy marché régie muy contrôler ak li nga xamante ne mooy M5 mit 15 ram yooyu daal di nañ ko jot société bi di Apix moom nag dafa daal di négocier rek daal ak fournisseur bi di Alstom rek daal garantie gi gën a yokku ca loola coût terre gi li nga xamante rek daal mën nañ ko estimer ci ab somme bu toll ci 780 milliards ci suñuy koppar waaye nag ngir daal libérer entreprise yi nga xamante ne dañ leen daal di indemniser des PAP lañ leen daal di woowee koppar daal gu mucc ayib daal nañ ko rek dajale ci njëlbeenu at bi waaye ca loola gouvernement du Sénégal moom nag daal rek daal mën a rattrapé wu ci ab délai yi nga xamante ne rek daal daf ko daal di joxe woon ci loola ci ab total bi nga xamante ne mën nañ ko xayma ci 16029 pat yi nga xamante dañ ko daal di identifier ak 16022 yi nga xamante rek daal mën nañ ko xayma ci 99,96% ca ñoom daal nañ leen fay ci ab complément processus d'indemnisation boobu état bu Sénégal daal dafa daal di annoncé rek daal mu teg rek ay dispositifs yi nga xamante ne ay site de recasement lay doon li nga xamante ne mooy aménagement zone de recasement moom nag daal ñu ngi ci kawam ngir rek daal mën a wàññi tension sociale googa benn marché rek daal bi nga xamante ne ñu ngi koy daal di defar rek ngi si loxoy SOCABEC ñu koy woowee marché de travaux et d'aménagement de la zone de 38 hectares nga xamante rek daal jagleen nañ ko ci point boobu contrat immatriculable boobu daal nañ ko enregistré nu mu gën a gaawee maanaam terre gi dafa nekk teeru sénégalais yi waaye nekk terre gi nga xamante ni tamit ñun ñi ñoo ko moomal suñu bopp inauguration bi nag comme njiitu réew mi ni mu ko daal di waxee day doon balaa at bi di jeex maanaam 2021 ci ay laaj yi nga xamante ne daanoon na samp ca njëlbeen ga maanaam justice gi nga xamante ne rek daal nañ ko fa def ak yeneen laaj yi nga xamante ne samp na ngir rek daal xamal ana terre bi tamit naka lay demee muy ñaata la daal di jar ana yi tamit kan moo ko daal di fay ñaata entreprise sénégalais yi ñoo daal di impliqué ci ni mel ndax yi tamit ñoom dañoo mënul wala dañoo xarañul ci ni mel ba ñu mën a sax naal indi ay entreprise yi nga xamante ne étranger lañ nekk waaye tamit ñaata sénégalais moom lañ daal di jël ngir rek daal ñu mën a amal liggéey googa waaye mbir mu ci ëpp solo mooy ñi nga xamante ne nangu nañ seen i kër wala seen i bërëb ndax nguur gi daal leen jox ay ndàmpaay mu nekkat ak jàngat bi nga xamante ne Leral TV Leral.net amaloon na ko ngir rek daal indi ay leerlu ci ni mel